jàngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias xibaaru marax yi ñu tàmbali ko rek ak ki nga xamante ne nag moom moo jiite jamono ji office national bu baccalauréat bu Sénégal gannaaw nag bañ ko fa tegee ba tey am na ay kàddu yu mu yëkkati rek dénk ko télévision Futurs Médias bokk na nag ci na mu fas yéene liggéey rawatina ak baccalauréat 2018 bi mu ne nag mataay yu am solo jël nañu ko ci wàllug kaaraange gi naka noonu it mu jàpp ni loolee daal buñ ko sottalee dana daal di rek dabu ji bëgg njiitu réew mi Macky Sall ci atum 2018 nag jàppale ni lu toll ci téeméeri junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yu toftal juróom benn téeméeri candidat ñoom la ñu ràññee ci atum 2018 dañ ci ànd ak Aminata Mbaare Sow. boo ne cëpp ci bureau bi caméra bii ngay seen caméra bi nag day surveiller lépp luy dox ci bureau yile nekk fii ci office du baccalauréat. comme ni ngeen ko gisee fii ci office du baccalauréat ñun fexe nañ ba lépp lu fi am ñu ngi koy gis di ko xam dinañu permettre bu dee am na lu fi am te warul am ñu jéem ko corriger balaa muy am effet bu nit ñi di gis dina permettre aussi ñi ko xam te waroon a def ñaawteef buñ duñ fi ñëw di ko def. jiit lu bees yi ñu teg ci office du baccalauréat nee na bëggul li amoon ci baccalauréat daaw amaat loolee waral atum ren. fi ñuy tànne sujet yi ba di ko proposer ba fi ñu leen di déplacer lépp dañ koy sécuriser ba mu mat sëkk. boo jëlee wax na yi nga xam ne ci lañ daan def épreuve yi buñ koy yóbbu ñaare boo xoolee niñ ko daan tëjee am na coppite buñ ci indi boo jëlee tam enveloppe yi nga xam ne ci la ñu daan dugal mbir yi niñ ko daan tëjee aussi am na coppite bu ci am. baccalauréat bi nag di am ginnaaw. lu toll ci ñetti weer ak lu tekk loo xam ni xale yi jànguñu ko professeur Socé Diop jàpp na ni réaménagement bi ñu amal lu xel mën a nangu la. donc ba ñu ko defee nag baccalauréat bi ci la ñu jàpp date yi ñu jàpp man yaakaar naa ne donc ñoom ñi def noonu te ñoom ñoo xam li xew ci biir terrain bi ñoom xam nañ ne ndongo yi bu ñu leen nattee ñu ci ñu war ci ginañ ci génn. ci registre yu office du baccalauréat fi mu toll nii ëpp nañu 157 600 candidats yu inscrire ñu jàpp ni baccalauréat atum ren nee nañu xale yi dootu ñu leen nangul ñuy dugal ay portable wala yi ni mel ci centre d'examen yi lee. ñu des ci wàllu njàng mi ak intercadre bu njàngale mi ñoom nag dellusiwaat nañu rek ci at mi nga xamante ne ni atum njàng mi ñu jàpp ne yokkute am na ci ndax lépp rek ngir may ndongo yi ñu dabu ji waxtu yi nga xamante ne ñàkk nañu ko ndax grève bi loole nag intercadre bi moom nee na bu sañoon daal ñu gën koo yokk ndax gis nañ ne ba nëgë ni ndongo yi am na ci ñoo xamante ne seen programme duñu ko yeggale Fatou Bintou Konté Gervais Yao. li jëm ci réaménagement calendrier scolaire bi rek soxal na bu baax ñi nga xam ne moom mooy enseignant yi léegi bi yoon nag intercadre éducation bi nga xam ne ay syndicats yu bëri la ëmb moom nag moo taxaw di xam le ne décalage yu ñaari semaines yi nga xam ne moom la ministre bi proposé dafa tuuti torop. ku toog ñeenti weer jànguloo ñeenti weer bi nga xamante ni mën nañu wax ne téeméeri fan la ak ñaar fukk daanaka nga ñëw ñu ne la que ne ci ñaari ay bés maanaam fukki fan. nga war cee mën a dabu loolu yëpp def naa ne que ne xel xalaatu ko. moom intercadre boobu nee na bu sañoon li nga xam ne mooy année scolaire bi dañ koy yokk ngir mën a rattraper li nga xam ne mooy temps bi ñu perdre. même année scolaire bi mënoon nañ ko jàll weesu 31 juillet si une seule condition heure supplémentaire yi ñu fay ko du jote dara li jàngalekat bi di am parce que ba ñuy def grève bi dañu xuuf de manière illégale suñuy payoor bu fekkente ne laba juñu résultat yi parce que ñeme nañu lu ne. c'est-à-dire dem ci concours général ne lim bi ci xale moo am tel prix fekk loolu amul ñeme nañ ko wala ñu génnee chiffres yi di ko falsifier comme ni ñu ko tàmmee def résultat yi dara mënu ko tere catastrophique parce que defuñu benn jéego pour dabu waxtu yu ñu ñàkk. moom intercadre boobee nga xam ne syndicat d'enseignants yu bëri ñoom ñoo ko ëmb mi ngi ñaaw lu taxawaay Serigne Mbaye Thiam ci li nga xam ne moom mooy njàngale mi fii ci Sénégal. comme moom dafa yaakaar ne que ne système bi moom moo ko moom lu ko neex la def wala la fi amoon moo fi am ba léegi c'est-à-dire am ay organisation yoo xamante ne dañ lay jege ba nga xam ne lépp looy def boo ko defee ak ñoom rek ñeneen ñi jarul nga leen ci boole loolu def nañ dakk na Sénégal. ñoom syndicat d'enseignants yooyu ne nag jot nañu boole leen ci lépp li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu njàng mi ak njàngale mi fii ci Sénégal te nag nee nañ duñu nangooti benn yoon léegi ñu beddi leen teg leen fee bañ leen a boole ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllu njàng mi fii ci Sénégal.
gannaaw njàng meek njàngale mi ci Sénégal ñu àddu nag ci càccum jur gi ñu ne tolluwaay bi jéggi na dayo diwaan yi nga xamante ne nag ñoom ñoo féetee ci bëj gànnaaru réew mi daanaka ñoo ca gën a loru tey ji téeméer boo jël ci jur gi daanaka fanweer yi dañ leen di sàcc loolee nag la ñu bëgg mu dakk ci kaw ñu jël ay matuwaay yu am solo am na lël boo xamante ne amal nañu ko tey ci teewaayu jëwriñ ji dénk biir réew mi Alhassane Ba. Saint-Louis ak Louga nekk nañu ñaari région yu fës ci njàngat bi ñu def càccum jur nag tax ba ñu gën a fës ndax bokk na ci forme de délinquance ñu gën a nemmeeku ginnaaw njàngat mi. foofu la vol de bétail bi gën a fëse te ci biir Sénégal yëpp délinquance bi gën a fës moom mooy vol de bétail. alors agression yi c'est au niveau des centres urbains particulièrement au niveau de Dakar. Sénégal délinquance bi demee fi noonu comme ni mu demee si yenn pays ne nit ñi aussi seen kersa des na parce que mooy lu ñuy wax violence verbale bi wax yoo xam ne vraiment dafa ñaaw xam nga kooku délinquance la. mu nekk ab phénomène bi nga xamante ni nag daanaka ni muy évoluer lu gaaw la njàngat bi nag dana doon ab base de données mi yombalal mbir mi ñi nga xamante ni ñoo war a jël ay dogal. observatoire national jëm ci wàllum prévention délinquance daanaka daañ ko taxawal. observatoire boobu dina permettre police ak gendarmerie politique bu ñuy def ci sécurité dinañ xam balaa ñuy dem fenn dinañ xam vraiment la fa nekk nga xam ne bu ñuy former kenn tamit dinañ ne dëkk bi balaa ñu fay affecté kenn nañ ko affecté parce que lii moom mooy doon ki personnel bi nga xam ne moom moo mën a faj jàngoro bi. Les résultats ainsi obtenus représentent un précieux outil d'aide à la prise de décision en matière de définition d'objectifs et de priorités dans le cadre de la prévention de la délinquance. ci lu ëpp nag juróom-ñetti junni ménage daanaka jot nañ leen interroger ci lu jëm ci wàllu infraction yi taux de prévalence jëm ci ménage yi toll na ci téeméer boo jël fanweer ak ñeent estimation jëm ci wàllu ménage yi ñu ciblé toll na ci 1 million ak lu ëpp juróom benn junni estimation yi nag jëm ci wàllu askan wi ci diggante 15 ans ak 65 ans toll na ci fukki million ak lu ëpp juróomi téeméeri junni. ñu yegg ba ci bëj saalumu réew mi wax nag ci liggéeykat yu Sonatel yooyu nga xamante ne nag ñoom ña nga doon ñaxtu rek takk ay sagar yu xonk muy nag ay liggéeykat yoo xamante ne ni dañu lëkkaloo sax ak Sonatel ay prestataire lañu ñoom nag nee nañ daal lu soxal wàllu commission bi ñu ne dañu koy wàññi ñoom yëf yi nag daf leen naqari lool ba mu waral nag ñu yëglu ñu ne nag daal nañu xoolaat yëf yi nañu ko tëralee Mamadou Fofana moom moo wax ci turu opérateur yooyu ñu teewlu ko ci micro Boubacar Diassi. Orange dafa créé benn plateforme bi ñuy wax Orange Money mu di ñu ci woo ne ñu dañu bëgg ngeen ñëw liggéey ak ñun muy partenariat liggéey googu noonu tàmbali nañ ko du benn yoon depuis ay at je veux dire ñu dem ñu sentir ni que def na wàññite mais booba waxuñu dara ñu ne cell di continuer liggéey mu wàññaat ko une seconde fois ñaareel yoon ba ñu ne teg mu wàññi ko nag wàññi bii nga xamante ni que daf ñoo jaaxal ñun ñëpp te ni mu ko wàññee nii la. dafay xëy rek une semaine avant mu yónnee bataaxal ci ki nga xamante ne nga yaa ngi jàpp ne kooka sama liggéeyandool la sama partenaire la dafay gën boo dee def décision nga woo ko nga associé ko ngeen étudier lan ngeen war a mën a def bu dee lu mënta ñàkk la ne loolu yëpp amu ci. ñu wax ni nag gannaaw def na wàññite bi nga xamante ni que daf ñuy tere carrément liggéey ñun bés ni ki bés boobu la ñu wax ni dootu ñu laalati produit bi de keroog muy dellu si à de meilleurs sentiments. ah oui loolu noonu moo jur lii. ñu des ba tey ak liggéeykat yooyu muy liggéeykat yu Sonatel lëkkaloo nag ak kër googee rawatina ak ñu yëngu nag ci lu ni mel ni transfert Orange Money ñoom nag dañu bank seen yoxo rek ci liggéey bi wax nañu ko ndax commission yu ñu ne dañu koy wàññi bu ñu sukkandikoo nag ca kër gi di Sonatel nee na nag lépp lu ci commission dañu ko waxtaan ba déggoo ci ñoom xëy ñu rek demal seen bopp ki nga xamante ne nag moom moo jiite département développement bu commercial bu Sonatel yëkkati na ci ay kàddu Ousmane Sarr dénk ko Mame Birame Diouf ñu teewlu ko. mbéteel bu rëy lañ ci am ndaxte lii naam dañuy confirmer que wàññi am na waaye dafa nekk loo xam ne dañ koy yëgoo ak suñu partenaires yi te loolu commencé wut démb commencé wut barki dem 100 francs yi léegi dañ leen di jox fukk ak benn ñun garder juróom-ñeent kon yaakaar naa ki nga xam ne nag moo investir ci produit am def animation am dépensé ci ay milliards sañ na ne kat mbir mi nañ ko séddoo te ñun sax yemuñu ci séddoo parce que bu doon séddoo dañuy jox leen fukk joxe fukk. mais ci lii dañuy joxe fukk ak benn ba léegi garde juróom-ñeent. ci loolu ñuy wax tranche 1000 francs parce que on est en ay paliers la ñuy def ci paliers yooyu palier 1000 francs bi li ñu mën a leeral mooy du 7 francs mais 9 francs la waaw loolu ci dépôt bi moom ci ñoom dépôt bi la ñuy wax dépôt boobu noonu
au lieu de 7 francs ñun dañuy joxe 9 francs benn pàcc bu néew ñoom ñoo deful Orange Money fu mu nekk nii te ñooñu aussi liñ ciy leeral mooy ñun tëjuñu suñ bunt ñun comme ni ñu ko defee woon depuis 2017 parce que yàgg nañ koo commencé noonu lañ koy defee tamit. ñi nag dañoo mer rek ba daal di dooraab xiifal toll nañu ci juróom-ñetti animateur polyvalent yu bàyyi ko ci bëj saalumu réew mi ba ci nag bëj saalum gi gën a féete penku ñoom nag la ñu naqarlu rek mooy léeg-léeg li nga xamante ni nii ci la ñu nekk di liggéey te daanaka dërëm duñu leen ko ca fay bëgg nañu nag ñu xettali leen ci ay tàggatu yu am solo waaye tamit ñu xam ràññee seenub liggéey jox leen gëdd ga ca war Mamadou Saliou Diallo moo wax ci turu animateur polyvalent yooyu ci micro Fatou Bintou Konté. démb la ñu commencé def suñu grève de la faim parce que démb la ñu tàmbale nañu ak juróom nit góor instant bi ni si juróom yooyu am na ñaar ñu nga xamante ñuy dans des conditions difficiles dans des conditions yi nga xamante kenn bëggu ko te instant bi ni ñetti suñu jigéen yu baax yi ñu ngi ñuy jàppale ñu ngi ci léegi instant bi ni ñu ngi ci 8 individus te ñu sommes dans des cas critiques am na ci ñun ñi nga xamante ñu ngi feebar ñu ngi tëdd fii am na ñaar ñi nga xamante bokkuñu ci grève bi ñoom ñu ngi feebar ñu ngi tëdd ak suñu ñaari xale yi ñu ngi feebar ñu ngi revendiquer nañu nguur gi lu mu ñu diggee woon nañ ko def parce que diggee bor la parce que ñoom dañoo diggee woon da ngeen di dem jàngale ci case des tout-petits pendant 2 ans de bénévolat kon mooy nguur du la fay dara léegi 2 ans ñaari at yi bu ñu weesoo ñetteel at bi nguur gi moo lay yóbbu formation ñu dugal la fonction publique ñu intégré la léegi nag ñun def nañu suñu warugal def nañu plus de 2 ans ci liggéey bi gisuñu dara dégguñu dara loolu moo tax ñu sol suñu dàll yi ñëw ba Dakar gi rencontrer les autorités compétentes mais ba léegi amuñu satisfaction loolu moo ñu dugal ci grève de la faim bi. ñu yegg ba Xombol wax nag ci doxu ñaxtu bi nga xamante ni waa kër docteur yo foofee amal nanu ko def nañu ko nag ci ab dal di naqaru rek grève yu tar yi nga xamante ne nii syndicat waa kër docteur yi ñu ngi koy faral di amal muy gàllankoor bu baax a baax seenub liggéey gannaaw loolu nag dox nañu daal ba ca sous préfecture bu Thiénaba jébbal nañu ko nag seen i jafe-jafe bokk na nag ci ñuy gën a di jël ay personnel de santé waaye tamit poste de santé ba nga xamante ne moom moo nekk ca Xombol muy poste de santé yu district sanitaire yi bëgg nañu ñu jagleel ko ay ambulance Cheikh Anta Diop Sey Latira ñi yëngu ci wàllu paj mi jóge woon ci fukki poste de santé ak juróom-ñaar nekk ci district sanitaire bu Xombol te ay agent de santé communautaire ñi nekk ci comité de santé yi jóge woon Xombol yéegoon ci ambulance yi bi ñu dugg see ci Thiénaba la ñu doxam ñaxtu wutali sous préfecture bi ñoom li leen metti moom mooy grève yu bari yi nga xamante ni jamono yi laal na bu baax secteur u santé bi di mettitlu grève bi nga xam ne ñoom ànd gësam renouvelé na plan d'action depuis démb muy 72 heures yoo xam ne mi ngi war a jeex le vendredi kooku monsieur le sous-préfet vraiment population bi sonn nañ lool ñëpp bëgg a faju xam nga ne faj moom mënta xaar ba tax nag poste de santé bi nit ñi dañuy baagante ba da nga leen di yërëm. yeneen poñ yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ñoom ñi ngi sàkku nag agent de santé communautaire ñu recruter leen jox ay jumtukaay yu doy lu mel ni ay ambulance poste de santé yi nekk ci district sanitaire bu Xombol. état alloué benn poste de santé district bi ambulance te kooku c'est inadmissible te gis naa fi ay case de santé yoo xam ne dans le Sénégal yoo xam ne am nañ ambulance médicalisée te case de santé seulement lañ alors que ñu ne ay poste de santé mënuñu am ambulance kooku monsieur le sous-préfet c'est inadmissible. Bangaaj Boox Ndukumaan Ginnaaw Raay Mbulokteen Kër Yaabu Diop Sewe Xaay Njeen Sirax Kër Ibra Gueye Njaxu ñooñu ñëpp ñoo jël seeni sage-femme seeni comité di ko fay. ñu ngi jeexale nag seen ab doxam ñaxtu bi ci préfecture bu Thiénaba sous-préfet bi di Cheikh Ahmadou Bamba Fall dalal leen jël kayit gi ne dina ko jébbal ay kilifaam. ñu wax ci campagne yu mbay mi tamit ak producteurs yi nekk ca diwaanu Njaareem di yëglu rek ne ren ji nag amu ca benn commune boo xamante ne ni jotagum nga jiwu ñu ne nag loolu daal war nañ cee taxaw nu mu gën a gaawee ndax boo moyul sax séddale gi dana yeex directeur régional bu développement rural nag ma ngay dalal xel yi ndax nee na téeméer boo jël ca la ñu soxla ci wàllug jiwu ñeent fukki ak juróom daanaka ma ngay tegee Babacar Diouf Ndonga Ndiaye. Jurbel béykat yi yëpp fi mu nekk nii ñu ngi tiit tardé gu nar a am ci li nga xamante ni moo di jiw bi leen nguur gi dara jox nee nañ nag ñu ngi ci weeru juin wante ba fi mu nekk nii gisaguñu dara luy niroog jiw loolu yi ki ko xamle di Mbaye Diouf animateur agricole la ci Recodef. déjà boo xoolee climat bi commencé na temps bi commencé na changé bu baax a baax ba mu leer la nit ak tàngoor gi ñu am nii am na benn effet bu ndaw bu muy def rek mën nañu am ay taw te taw yooyu bu ñëwee fii ak fin juin problème dina am.
parce que amagul benn commune biir Bambey benn commune boo xamante ne amagum na dara ci intrant yu mën a tax ñu ne béykat yi ñu ngi leen satisfaire ci lii wala ci laa du jiw du matériel agricole du leen. ndax sax moom muy woo ñi nga xam ne ñooy béykat yi ñuy fexe jëndal seen bopp jiw wala sax ñu koy dental seen bopp ndax lii du fi jóg. ñun ñoo war a fexe nag xool naka la ñu mën a def ba am indépendance ci wàllu jiw yi ñu ci mën a amee indépendance mooy ku nekk la nga bu fekkente ne jaay nañ la daaw wala boog lebal nañ la daaw nga préserver ci bàyyi sa jiwu bopp spécial matériels yi aussi ñu fexe xool naka la ñuy def ba amal suñu bopp suñu matériel. moo na dey bi ñu jokkook ñi nga xam ne ñoom ñooy yore lépp lu jëm ci wàllu mbéy ci diwaan bi nii nañ xam nañ li ñu war a jot. fu mu nekk nii ñu ngi jot gerte gi jot nañu 45% de li ñu war a jot déjà 45% ci li ñu war a jot ñëw na waaw ci gerte dinañu jot 4831 tonnes virgule 5 ci engrais. dugub dinañu jot 1100 tonnes ci engrais mooy le 15 ou triple 15 dinañ ci jot 505 tonnes ci urée dinañ ci jot 850 tonnes engrais gerte lu ñu notifié gum nii rek c'est 1130 tonnes. ndax jiw week li mu àndal yëpp dina ñëw te bañ ko soxlaa lii nekk na laaj boo xam ne nii ñëpp a koy laaj ci diwaan bi. ñu wax ci leneen lu ca mel ne nag ñàkkub yar gi ñuy nemmeeku ci tali bi léeg-léeg ñu ne bokk na ci li gën a sabab accident yu bari yi waaye tamit gis nañu lu baree bari sax mën na caa doxee yàqu moo waral ay acteurs tey joxante loxo ngir xeex lu ni mel am na nag loo xamante ne fësal nañu ko jaarale ko ci xarala yi muy nag tomb bi nga xamante ne daal jaarale nañ ko ci xarala yi mooy nu ñuy fexee rek ba xeex ñàkk yar gi ñu mànkoo kon xeex ñàkk yar gi ci Sénégal Mame Biram Diouf dañ ci àndal. image yi doon lu doy waar mel ni nag woto yi nga xam ni sax waratuñu tegu ci kaw tali bi di wéy ba tey nii am yoo xam ni sax dinañuy paan ci kaw pont yi yeneen yi di jël yoon goo xam ne ni waruñ fa tegu sens inverse kon bëri ay jëfeen yu nu mel di wane rek kon ñàkk yar ga nga xam ne ni am na ñuy dawal di ko nekkee bis bu nekk Malick Gaïdé bokk ci ñu taxaw ngir xeex li nu mel ñu jëlee ko fi am nag page bu mu amal ci Facebook di ci amal post yu takku bis bu nekk. vidéo yi avant c'était moi-même personnellement maa doon dox ci tali bi di wut ay vidéo am na pétition bu ñu lancé c'était pour au fait mu jot ñi nga xam ni ci ñoom la war a egg you know par exemple les membres du gouvernement les ministres wala les responsables ñi nga xam ni ñoom ñoo war a gérer affaire yi ci dëkk bi waa sanctionné ñi ngi laaj benn certain nombre de signatures peut-être bu ñu amee benn 1 million quelque de signatures peut-être dina metti mais dinañ ko am donc ñi ngi ci ba léegi à chaque fois suñuy def post wala nit bi ñu inbox dañ koy yónnee affaire bi pour mun ko partager et tout ça. chauffeuru camion bi ñu fekk ci parking bi nag mu ngi ñaawlu comportement yi nga xam ne nii teguwul ci benn société. yar daal mooy base bi boo yaroo xam fi ngay taxaw yooyu yëpp du la ci fekk parce que yàkkamti moom amul benn njariñ nit ki war na dal. mais nag comme li gars yi wax di faral di wax toujours sëfoor si dañoo yara di ko dañoo indi noonu loolu boo du ñëpp boo gisee téeméeri nit garas kenn nga cee gis ku mel noonu. ndogal yi kilifa yi jër moo xam yeneen yu ñu wax ne dina ñëw ak kit comportement ga nga xam ne nit ki war na ko am saa su nekk doon lu ñuy fàttali. am nañ ci part de responsabilité waaw état am na ci responsabilité xam nga sëfoor man koo jox oto mu daw li liggéey di la jox. di defar yenn defar mais am na risque yoo xam ne patron moo ko mën a jël mais pas chauffeur. dawalin yu jaar yoon tegu ci sart yi ñu koy xaar kon ci chauffeur si bis bu nekk bu ñu xëyee. chef d'état-major bu armée ma nga woon ca diwaanu Ziguinchor ngir nemmeeku ji rek liggéey ba nga xamante ne nii ña ngi ko fay amal ci wàllu kaaraange muy nag lu am solo foofee ñu ne ñu ngi fay def sax ay jéego ci wàllu kaaraange waaye léeg-léeg nag ay tolof-tolof dana faral di am ñu teewlu commandant El Oumar Faye nataal yi tukkee ci DIRPA. moom nag li ko tax a jóg mooy xool nit soldats yi ci yan condition la ñuy dundee ci yan condition la ñuy liggéeyee. également xool itam ñun suñuy soxla naka lañ ko fajalee te itam jox ñu moom gis-gisam ndax ñun ñu mun ci topp moral bi baax na lool ndaxte li war si soldats yi ñu ngi koy def ci bépp fànn bu ñu war a def rek ñu ngi koy def sécurité bi tamit am na ay incidents yu am na yoo xam ne moom ñu ngi jël pexe yi ñu war a jël yëpp matukaay yi ñu war a jël yëpp pour que loolu bañ a taxee am mais suñu xoolee globalement sécurité daal am na. ndax activité majeure yëpp ñu ngi koy conduire.
ñu dellu wax nag ci bëccëg yi nga xamante ni moom la ñu jagleeloon réew yi tugal yi ci wàllu koom bëccëg boobee nag bëccëg yooyu sax laay wax ñu doon ko amal ca Bruxelles daal dinay jeex nag yooyee bëccëg fukk ak ñaareel bi yoon ñu di ko amal nag ren ji commission européenne ba nag daal di rek amal ab conférence ndaje moo xamante ne seq na ko ak taskatu xabaar yi la ñu ca waxtaane nag bokk na ci xëy mi waaye tamit yokkute ci Afrique sowu jant ki nga xamante ne nag moom la ñu prié woon ci ndaje moomee ngeen ko xamee di Youssou Ndour moom it daal dinay wax rek li nga xamante ni moom mooy gis-gisam rawatina ci wàllug entrepreneuriat ndax moom am na ci lu am solo loo xamante ni def na ko fa Daniel Diouf ma nga ca Bruxelles. fii ci commission européenne Youssou Ndour ñaawlu na anam yi entreprise yu Europe di sampo ci réewu Afrique yi. koom-koom ci sama xalaat bu gàtt dafa war a jóge ci suuf di jóg te ñoom boo seetloo seen multinationales yi dañoo wër. seen zone yi léegi nag tàmbale ñëw ci Afrique wala di jël yenn part ci domaine yu bare dëgg la c'est la loi du plus fort dans ce monde économique mais ñun mënuñu ko nangu loolu tax ma wax sama expérience et yaakaar naa ne xëy na am na ñu ko dégg dinañ ko topp ndax tamit wax rek doyut. ci gis-gisu PDG bu groupe Futurs Médias faw lëkkaloo am diggante entreprise yu néew doole yi ci Europe ak yu Afrique. ma ne li gën a adapté wu tey ji sunu réew yi moom mooy joint venture yi nga xamee ni que seen PME seen maanaam seen sociétés yi seen entreprise yu ndaw yi nga xamee ni que amaguñu doole nañu ñëw ànd ak sunu entreprise yu ndaw yi nga xamee ne amaguñu doole ñu def gagnant-gagnant ñu tàmbalee di ñëw parce que ñoom tamit quand même am nañu benn certaine expérience ci loolu te am nañu ay ressources mais ressources yooyu au lieu ñu koy jël di ko def ci yu mag a mag a mag nañ ko tas buñ ko tasee ñu ndaw ñi àndandoog ñu ndaw ñi ñu jëkkatindoo mu jëm ci kanam. Youssou Ndour xamal itam économiste africain ak européen yi mu dajaloon ci alxames ji ca commission européenne ne war nañoo mën a am yeneen xeetu financement jëmale leen ci entreprise yu ndaw yi loolu taxoon na jóg Birima mu doon ab microcrédit mu doon financé sans garantie lenn dong doonoon garantie bi. déedéet man dama xalaat ni bu ñu jëlee benn caméra ñu teg nit ki mu waat ne moom lii mu leb dina ko fay te bu ko fayul mën nañu yóbbu film boobu ci ay mbokkam ñu won ko gars yi ne ma waaw d'accord nañ ko essayer bi ñu nekkoon ci salle bi presque amoon téeméeri nit waaye daal bi ñu waxee modèle bi lu ëpp genn wàll gi ñibbi nañu te def nañu expérience bi xëy na doxul à 100% mais def nañ ko ci Birima loolu moo doon suma objectif ci Birima. ndaje mi fii ci commission européenne moo jeexal caravane Bruxelles mu doon fukk ak ñaareelu yoon muy am fii ci Belgique ngir weccoo xalaat ci développement. jaajëfal ko bu baax Daniel Diouf ñu àddu ci tàggat yaram ak sunu gaynde yi ñu jàpp ni nag ca coupe du monde ba ca Russie mën nañ faa am taxawaay bu am solo mën nañ caa sax sori loolee bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne ni nekkoon nañu gaynde Sénégal ci fàttali ci atum sax 2002 waaye nag ci kaw askanu Sénégal gunge leen bu baax a baax ñoom suñu gaynde yi dañ ci ànd ak Cheikh Sadibou Diarra Ibrahima Kane. Sénégal di mbetteel bu neex ci coupe du monde bu Russie 2018 Habib Beye ak Diomansy Kamara ne lu ni mel ñoom dañ ko gëm. prétendre être premier d'un groupe. bëgg a jiitu ci groupe bi nga xamante ni Pologne Colombie ak Japon bokk nañ ci li mën a nekk la nekkul yootu loo xamante ni mënuñu ko jot ci joŋante yi xalaatu mbooloo mi lañu war a jiital ndax jàng yéenekaay yi moom ñoom footballkat yi ñoom ñëpp def nañ ko lépp lu mën a gàllankoor seeni ànd ak déggoo rek xam nañ ko tamit ñoom gaynde yi dañoo war a oyof te ànd ak dal. Ça va perturber la préparation et ça va perturber le groupe. Après, la chose qui est importante aussi, c'est d'avoir beaucoup d'humilité. Habib Beye àdduna tamit ci lu jëm ci Kara Mbodj ak Sadio Mané di ñaari kàngaam ci tañeer gi yoo xam ne ñu ngi leen di xaar bu baax ci mondial bi. La complémentarité entre Koulibaly et Kara Mbodj a été bonne. Ce sont tous les deux des patrons de cette défense. Le vrai problème, c'est de savoir. mottalante bi diggante Kara ak Kalidou Koulibaly dafa mës a nekk lu baax li am solo mooy ndax Kara taxaw na teg ci tamit ndax am na kattan fubal lu toll ci 90 minutes ci niveau bu kawe ginnaaw bi mu gaañoo. coupe du monde nag duñ ko fubal rek ci 50% groupe bi dafa war a kaj kii di Sadio Mané ndax ku dal la te bëggul ñu bàyyi xel ci moom bu baax pression boobu nag lañ ko warul teg. C'est quelqu'un qui fait briller l'équipe par son rendement individuel
mais il faut aussi le déresponsabiliser, lui enlever une certaine pression. ci yeneen équipe yi nar a teewal Afrique ci coupe du monde boobu Nigéria ñu di ko xaarandi bu baax a baax ngir mu yóbbu continent Afrique fu sori. Bon, le Nigeria a une très belle équipe. Je pense que le Nigeria est une des équipes. Nigeria sélection bu am solo la am man moom favorite laa ko jàppee donte groupe bu mu nekk nag compliqué na Égypte gaañu kii di Salah daa yombalul seeni liggéey Maroc ak Tunisie ñoom dinañu xar seen tànku tubéy ñoo ngi am yaakaar rek ñett ba ñeenti sélection dinañ jàll ci premier tour bi. Voir 4 équipes du continent réussiront à passer dans ce second tour. gëm-gëm ak jàppale mu ñeel suñu gaynde yi lu ni mel nag Habib Beye ak Diomansy Kamara la ñuy ñaan askan wi loolee ngir nag Sénégal amal mondial bu mucc ayib ca Russie. ci fàttali Ibrahima Kane ëllëg sax ci àjjuma ji la sunu gaynde yi Sénégal fas yéene rek tase ak équipe bu Croatie muy nag jongante xaritoo boo xamante ne jëm na ci waajal coupe du monde ba ca Russie. ñu wax ci leneen muy tàggat yaram ak li nga xamante ne nii moom mooy nag di yëngatu ndax ànd na koor am déet ci weeru koor bi ndax def ci tàggat yaram lu yomb la am déet lu mu ci mën a doon daal nañu xam nañu koy defee muy nag laata ngay dog wala boog boo dogee ba noppi waaye nag la ñu seetlu daal mooy jongante boo xamante ni nii jëm na ci tàggat yaram lépp lu cay jongante nañu moytu bu baax a baax ci weeru koor bi ñu teewlu docteur Mbaye Kane may jéggalu docteur Mbaye Paye ci leeral moom ab cardiologue la. mën na nekk mais nga bu ko def le matin parce que boo ko defee suba gi ci tàngaay bi di nga daan toog ba ngoon doo lekk doo naan te dina metti da ngay xool dog bi bu benn waxtu avant ñu dog bu boobaa aussi comme da nga mar da nga xiif boo demee da nga def nànk effort yi nga doon def na nga ko wàññi. maintenant am na ñoo xam ne aussi dañuy bàyyi ba dog ba pare mais boobaa 2 heures ñaari waxtu ba ñetti waxtu boo dogee ba pare nga war a def sport parce que booba si biir am na lu si nekk moo tax boo demee si corniche bi ngi ñoo xam ne 21 heures 22 heures ñu ngi def sport bu boobaa aussi da nga def sport boo xam ne même chose maintien ngay wut wàññil effort yi nga doon defal tuuti rek marche vélo natation jogging golf wala bu la neexee yooyu parce que sport de loisir la soo sentiree aussi douleur wala ngay palpiter wala ngay fat nga def malaise nga arrêté bien sûr. mbokk ci kàddu yooyu la ñuy jeexalee xibaaru marax yi mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax 20h Cheikh Tidiane Diaw dina fi teew ngir faram-fàcce leen xibaar yi ci nasaraan jaa ngeen jëf.